salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa HLM bi yëpp donc tey nag dama amoon sama benn sunu coach biir HLM bu ñu invité woon pour ñu waxtaan ak moom par rapport ak situation HLM bi nouvelle bi ñu jot tey si suba par rapport à son limogeage donc mu nekk loo xamante ne dañu jaaxal ñun en tant que autorité. Si commune bi nekk conseil municipal nekk président commission yore mouvement ànd sukkal HLM di président bi donc sama devoir mooy ma waxtaan donc parti bële moom communiqué la génne boo xamante ne incompatible la wax par rapport ak limogeage bi donc ma woowoon coach bi pour waxtaan ak moom par rapport ak naka la histoire bi demee naka la affaire yi demee pour daal ñu gën a mën a ànd lépp daal pour HLM la rek. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu mon frère Modou Dieng le conseiller di ko ñaanal tam yàlla fan bu gudd yàlla musal ko ci mbas bi donc di kontaan ci li ma woo donc man pur produit HLM la ku ma soxla rek dinaa ñëw leer mais li nit yi di def ba lii xewee ba tey ak yi xew. ñu bëree ma am na foo xam ne laa toll ci surtout la laay doxee quoi nga am ne moo ci dugg mais nag ku ma woo pour ñu toog waxtaan ci équipe beeg yëpp dinaa ñëw ma waxtaan te ñoom it démb ba tey ku ne may woo ma bañ te nag jaaxle bi dafa bëri ba man it waruma jàpp quartier bi ci benn sikoor ma ne naa ñëw comme diñ ma woo ñëw waxtaan ak ñoom kontaan ci trop tamit parce que ñoom fii la ñu bokk da leen ñor li ñu def nii xam naa ni lu leen ñor la taxaw moo tax ma ñëw ñenn ñi tam ñu may woo démb ba tey ay diaspora bi ñëpp ñi may woo ñëpp tam maa ngi leen gërëm di leen remercier mais loolu laa fi ñëwoon pour leeralal ko li mu bëgg a xam ci di tax ñu dàq ma waaw man de fenn laa koy teg te di sant yàlla groupe yi ma xool yëpp ci Facebook bi HLM ñëpp benn wax lañ may waxal Moussa bëggul ku koy yëpp Moussa dafa am fayda Moussa dafa am fulla Moussa dafa li yooyu nag ay qualité doomu aadama la romb na sax entraîneur te man li gars yi bind wax naa ko presse bi le matin woo naa lu journaliste on a beaucoup parlé wax naa ko xam ko bu baax ma ne ko nag waroon nga ma woo te pare na ma ne defal démentir ma ne buñ may dàq rek nañ ma dàq am nañ droit dàq mu ñuy njiit te tax jotewuma cee kenn mais bu ñu dem au delà di wax ci man dama jotee ñoom dama lii dama xuloo ñii duma wax ak kii duma wax kii je défie tout le monde na kenn génn rek ci dirigeant yi ñu commencé ko capi bi depuis fii ma nekk Nimzatt depuis fii ma nekk ba ñen nekk fële fas ñu ne man duma wax lay fa ñu ne man duma wax wala dama leen romb wala dama leen romb maa ngi mu ko maa ngi lenn nag naa ko wax ni man loolu may le dernier entraîneur bu koy nam man de ci équipe football mënoo ma bëgg a évaluer bëgg a bokk ak man professionnel je suis professionnel staff jël leen mais dugalal jour bi dindi loolu rek ma jotee bañ ko defee ma téye fi ma téye insister indi jour téye fi ma téye te loolu jour yi ñëpp xam nañ donc man loolu ci laa nekk te loolu nag moom xaw ma bu fekkee loolu rek ay tax ma jël équipe du ma jël kenn man ci ay valeur ay principe laay jëlee jour loolu de laa ci mën a wax ba ma dégg leneen tey si suba nag dégg naa leneen tamit mais ñooñu di ma woo jox naa leen réponse ba pare ñun sport la ñu nekk fi ñu ànd yëpp vidéo yi ngi fi photo yi ngi fi yëpp il paraît nee nañ dama bañ a jox dañ ma jox t-shirt ma bañ ko sol maa ngi nii dàq nañ ma de mais yére HLM laa sol blouson HLM xam nga lu tax ma sol ko man mën nga ma dàq ci poste entraîneur mais dirigeant HLM laa kenn mënu ko dindi parce que pur produit HLM laa dëkk fi di am loo xam ne maa ngi ko fii def du ma ko bañ donc entraîneur buy jënd ordonnance entraîneur buy jënd daalu jour entraîneur buy joxe passe bu ma fi dëkkul woon du ma ko def yooyu moo ëpp solo que ñuy wax ni man dama joteeg maa ngi dévier président section président club ku nekk rek nag ku génn ba supporter ga ndaw ne man du ma ko nuyu wala du ma ko tudd loolu de laa bëgg ngeen demaat ci jour yi même chose mais sant yàlla rek démb ba tey
gis naa taxawaayu waa HLM dafay wane ni équipe bi de équipe bu ñëpp la man ñu ma xamul woon sax woon nañ ma ay numéro ay inconnu may jël di expliquer parce que tamit mais doo leen ma mës a dégg ci mbedd ma wax lu ñaaw gi li ma xam sax dafa bëri mais du ma ko wax du ma ko lii te nag football defe naa du Tamba du yéeg bi ñun bi ñu commencé hivernal la ba mu yegg si te man bi gars yi di commencé hivernal man dama commencé ca taxi ya ñu ko doon liggéey je ne suis jamais demandeur musuma demander kaay leen jël ma wala jox ma équipe bi gars yi ñoo ma ba ma liggéey ak ñoom ba pare en l'occurrence y a des jeunes yu ma dëkkal mën naa leen citer sax ay ñoom Libaas ñoom Pamar c'est des conseillers ay Lamine Dia ñoom ñëpp ku ma boo limee rek jub woo ma ne ma grand foog nga jël équipe bi dimbali ñu jël ko continuer nii wak nii ñu wax ma dama newoon ci équipe ma bàyyi ma ñëw fii jël équipe bi ba ma ko jëlee it ba tey doon fi déggu lu ñaaw waaw li gars yi bind rek mooy incompatibilité d'humeur man xaw ma ban humeur laay ba pare j'ai vu que ni ñu ne dañu wax ak anciens yi ñu ne nañu gérer Moussa ba mu jeex man je suis un manager man je suis un éducateur man kañ maay gérer ay nit ay caprice mais man kenn du ma gérer boo demee bay gérer entraîneur buukul ba mooy équipe ba day dagg équipe ba nag daggul équipe bu dagg du jël paie jël meilleur buteur beneen bi bu fekkoon dama réew wala indiscipliné carton rouge sax amuñu ko ci saison bi ñu def te lu ne d'accord nañ teen ko arbitre yi daj nañ lu nekk te kenn musu dégg ñu ngi ñu yoreel salaire musu waxuma ko fenn jooyuma ko fenn bu fekkoon incompatibilité d'humeur la xanaa buñ may fay le 20 dem ba ay le 20 ay le 25 foofu laay njëkk di kaas musu ñu ma fay weer bu dee wala avant muy dee day dem bay fekkante musuma ko kaas musuma ko wax dafa tel ni kañ man ku ma interviewé nag laaj ma dinaa wax li ma xam parce que vidéo day des lu nekk day des te li may wax it vidéo la dëgg la ku ko weddi rek bu la neexee nga laajte mbaa nga gëstu yéen seen staff bi yëpp lañu limogé waaw ñëpp lañu limogé te limogeage bi tam man dama bëgg a gentleman man moom gentleman laa ku ma xam HLM laa defee sama lépp làqatuwuma toxuwuma fii laa luye dëkkaat fii sama jabar fii la dëkk mais SMS lañ ma envoyé tontuwuma SMS bi de président section moo ma envoyé SMS wax ni daf ma débarqué mais li ma bind sax loolu boo ko bindee nit waroo ko débarqué dena ak regret ak profond kii lay am regret boo xam ni pour ma tàqalikook yow mënoon naa ko publier loolu am na lu ko metti yow kañ ku def dara mënoo ko gérer mun leen nekk nooy amee regret ba pare di ma souhaiter bonne chance kañ boo may dàq ma rek bàyyi ma noonu bi ñuy def AG bi dama toogoon si ginnaaw observé gis la nga nekk nit bu actif par rapport à HLM même si biir AG bi coow lu mu am yow yaa ngi doon regroupé may wax kii kan la yàlla boole ñu mais tey man expérience bi ma am si gestion mu si chef d'entreprise dàq nit du noonu nga koy dàqee même bu ñu waxee incompatibilité d'humeur tey loolu si tribunal lañ ko xam mais tey même boo demee si tribunal bi juge bi day toog woo jëm leen jubóole mais tey lii man dafa am lu ma metti parce que ñii ay salariés lañu donc mënoo tëb rek dagg loolu te kii HLM na dëkk te man damay lancer appel ñoom ñu xoolaat seen bopp bu baax par rapport ak ni ñuy gérer parce que bu fekkee ne ñoom nii la ñuy gérer équipe ça pose problème parce que expérience dëgg la baax na mais il faut pas ñuy dugg ci gaam boo xamante ne tey moo ñuy indil tey ci loo xamante ne tey kenn du xam nu mu demee parce que koo xamante ne dafa ñëw sacrifice yu bëri ñëw yéegal équipe bi foo xamante ne ngeen xalaatu ko ak conditions yi nu mu mun demee mais war nañu xoolaat bu baax tey boo gisee tey ñu ñëw di taxaw créer mouvement nekk ci benn élan parce que dañu gëm ne HLM démocratie dafa war a am mais nit yi dañu war respecter nit yi quand même parce que koo xamante ne bàyyi léppam yor njabootam bàyyi temps am di liggéey pour HLM amoon dara loo koy def lu dul lii tey donc man damaa am lu ma mettre sama xol te may lancer appel donc appel bi may lancer mooy ñoom ñi fi ne tey bu ñun suñu objectif sax mooy ñu jéem a débarquer président bi tey parce que irresponsabilité du dara lu dul ñu nekk ci comité de directeur di ko bind ay SMS yow en tant que président mënoo jël sax position par rapport ak lii tey koo xam ne tey fi mu la jëlee ak club bi nu mu meloon sunu mag yi ko yoroon ñu xeex ba tey jox ko jeunesse bi di reyante seen biir mais lii je suis désolé
mais lii lu ma dama am lu ma metti daal parce que am na loo xamante ne dafa rafetul suñu diggante ñun HLM ñun nag sport bi dañ si am programme boo xamante ne programme bu simple la parce que tey bu yàlla defee ñu falu si maire bi incha allah dañuy jël équipe de football def ko mu nekk équipe communale donc ñun ay responsable lañu te duñ daw responsabilité parce que fa lañ jëm parce que projet de développement yoo xamante ne buñ ko bëggee def ay complexe sportif biir HLM donc il faut ñu jël suñu responsabilité muy Moussa Banana muy Assane Kara ñooñu ay icône lañu si football muy ñabali ñooñu buñ nekkee xale dañu doon révélo donc mu nekk ñoo xamante ne dañ leen war a di leen sàggal mais naka nga jëlee yow championnat bi yéegal HLM foo xamante ne ak rang-rang bi ak metti bi mu metti yow dara lu la lii mooy war donc man xaw ma président commission sportive bi mais xaw ma ban niveau la nekk ak ban responsabilité la yor moom fi muy liggéey parce que yow nit man gëw man dina ñëw taxaw def lii wala bind SM wala ay règlement de compte parce que yow mënoo comprendre mais nit da nga nekk coach am ak problème sax ak dirigeants yi ñoom ñu gérer ko seen biir. même ba si joueurs yi tey rythme bi ñu doon entraîner ak rythme bu ñu doon demee loolu yëpp ça pose problème mais ñun en tant que mouvement And Suxali HLM mais entraîneur bi ñun HLM la dëkk duñ ko seetaan dee ñu ko jàppale li ñu koy fay salaire chaque weer dañ koy fay ba mu am foo xamante ne fa lay dem wala mu ñëwaat toog si biir HLM bi ñun loolu la ñu bëgg tey parce que groupe personne ñaari nit wala ñett du ñëw di yàq sunu HLM bi duñ ko nangu donc nu ñuy jëlee position par rapport ak si maire bi par rapport ak yàq-yàq yu ñuy gis par rapport ak tirant sud par rapport ak yoo xamante ne tey HLM moo ko moom ñu koy yàq si loolu la ñuy xeexee pour tey football bi nekk si loo xamante ne duñ ko def affaire politique duñ ko def ay règlement de compte duñ ko def loolu yëpp. mais li tax ma sol blouson HLM bi dama bokk fii xam nga dàq nañ ma sol couleur HLM wane ni sama tànku dirigeant ba ma fi newoon wala supporter damay continuer di ko assumer mais nag entraîneur professionnel laa bu ma keneen woowee damay liggéey mais di leen remercier tam Modou Dieng li nga wax ni vraiment gis nga bokk yoon dafa am te bëri na HLM ñu mel ni yow ñu mel ni man ñu mel ni keneen beneen bi di wax ni maa ngi sant baax suma staff technique suma famille sumay dëkkandoo ak population HLM je sais que ni gis nga coow li muy bëri yëpp benn nit la wala ñaar mais wala ñett mais ñëpp démb ba tey li may jot ci appel wala message mënoon naa ko génne partager ko donc damay gën a sant yàlla xam ni fa ma newoon baax na parce que kenn waxuma fi waxu reewande laa fi def waxu lii waxu laa waxu lii ba ci jour yi ñoo leen di defal man li may ñaanal équipe bi mooy ki fiy ñëw sama collègue lay doon après man beneen entraîneur la di ko ñaanal yàlla te sax wax moo baaxul parce que c'est nous dans nous fii di nga jël nit wala xalaat liggéey ak nit ñun entre collègue loolu jeex na dañ lay woo di la laaj mais dama naan la jëlal nga liggéey boo ko jëlul keneen jël ko. HLM 2 ans laa fi def di xëccoo premier di joxe paas dañ ma ci doon kaas di jënd daal di joxel mais loolu ma doon def sama bopp laa ko defal parce que fii laa juddoo sama doom yi juddoo ni ma mel zone 3 la HLM la beneen bi nag beneen bi may wax mooy man bi ma fiy mujj damay xëccoo 200 moyens dem bi ma fiy mujj 3e laa jël te kenn dàquma man maa démissionné donc HLM musuma ko wàccee ma dem Racine di ko jéem a yéegal sax gars yi biñ ma woowee ren ma dellu si yéegal équipe bi donc loolu te nit yi dañuy fàtte ni man nekk naa fi HLM adjoint shérif bi mu décédé may intérim tey nit yi kade laa fi yor HLM ba pare nekk ak Boukounta ak Assane nekk seen adjoint waaw fi ma jaar HLM bëri na de li ma fi liggéey bëri na par contre yeneen kër sama cursus nag ak diplôme yi ma am duma ko wax mais ku jeex di nga gis nit du wax boppam mais ñun ñëpp xamante nañ mënuma taxaw ci mbedd di expliquer may kan di jéem a neex li may dox keñ sant ci yàlla mooy toppatoo sama waajur ba mu génn àdduna ñu séq ay relation sama papa donc muy sama référence di yëpp saa yu ma toogee ñaanu ko sant yàlla tey taxawaay bi ma am ak ndëgërlaay bi ak mën a muñ ak xam àdduna moo ma ko defal dama ko koy sant beneen bi sama yaayam fa bu nit ne changé na moom laay laaj ne ko mais ndax dañ ne ma mu ne ma changé woo maa ngi góorgóorlu mu ne ma yaa ngi góorgóorlu fi nga tegu baax na kon damay sant yàlla beneen bi mooy ñi ma bokk ak ndey ak baay ak ñi ma bokkal baay doo xam sax nit ñoo bokk baay
donc damay sant yàlla sama famille samay doom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi de mënuma leen tere moom la ñu tollool ñu ngi expliquer gars yi c'est des intellectuels xam nañu ñoom première heure bi mu amee démb suñu kër famille lañ ma woo ñëpp toog il ma demande ma expliquer leen ne leen nag am leen dal ak retenue football amul soustraire da ngay additionner tant que yaa ngi dugal benn but de plus yaa ngi gagné donc même ki ngay bàyyi muy dem perte la koo war a woo ko ku wër nga woo ko ñëpp booloo xëcc mu demandoo donc mooy li dal Italie exemple la ren gis nga booloo bi ñu booloo jàppandoo defandoo yeneen équipe yi ko gën foog solidarité bi am moo indi seen impact moo indi victoire finale. dafa am loo xamante ne tey mooy suñu taxawaay si HLM parce que dégg nañu la mais ñun bu ñu ubbee sa xol HLM moo si nekk te ñii dañuy def erreur des fois ay erreur yoo xamante ne de fugg lay nekk parce que jeunesse quand même dafa am loo xamante ne xëy na da ko ànd ak moom mais yàlla dafa def ñun ñuy tukki dem fu ne si monde bi xam lan la développement mel si lépp parce que benn lu ndaw rek mën na yàq football HLM yëpp te ñii loolu lañ naan te defe naa ñoom xalaatuñu loolu parce que man gëwuma tey personnel affaire personnelle mën na tax tey ñu mën a def loo xamante ne ëllëg dañuy sonal sunu monté waat encore moo tax foofu dama la ko ñaan parce que yow sunu mag nga sunu coach nga te biir HLM nga bokk te nekkuñu foo xamante ne dañu bëgg diviser wala nekk foo xamante ne dañuy bëgg pour loo xamante ne ëllëg dañ koy jël di ko valoriser wala dara mais dañuy gëm ne tey situation bi ñu toll muy Covid bi muy lépp dafa am loo xamante ne tey duñ ko nangoti si lépp parce que mënuñu nangu HLM ñun ñëpp ñoo ko bokk donc 2 personnes 3 personnes mënul décider pour devenir HLM yëpp. Moussa ñëpp la Moussa HLM bi yëpp la lii nag bu demee ba am jalousie la ndax ma wax ko parce que équipe bi tey jii fu mu toll nii man mii di wax ak yéen man sax xaw ma équipe bi nu mu mel waaw man xaw ma sax équipe bi nu mu mel xanaa kenn sama rakk bu ma bokk ak ndey ak baay moom moo bokk si équipe bi su moom laay déggee sax si ay Moussa ak yooyu mu naan ma Moussa mu ngi lay nuyoo wala Thiama ñooñ daal laay dégg bëggam nag noonu la demee yàlla bàyyiwul kenn bu nekkul fii rek dina nekk feneen tey peut-être lii sax daf ko gën dafa di lu gën parce que tey jii mën na génn am beneen équipe bu ko soxla te ñun man ñaanuma yàlla sax moom mu déplacé wu di demaat feneen ndax HLM la dëkk fii la juddoo fii la yaroo fii la defee carrière am yëpp xale yëpp bëgg ko mag ñëpp sopp ko ba si ñoom Assane Kara ñoom ñëpp entraîneur yëpp sopp ko ñoom Pelé ñoom ñëpp ñoom naxee tout le monde ñetti loxo la leen di nuyoo bu leen gisee dafa respecté ay grand frère am respecté rek xale yi ndaw yi kon boog dañuy ñaan yàlla rek ngeen waxtaan ak seen biir ñu xool noo leen trouver benn solution fii HLM la daal ñun ñëpp ñoo ko bokk di jëli ñeneen di leen indi fii di leen fay ay xaalis te kii mi ngi def bi sabilillah te yàlla tax rek lay def parce que xale yëpp ku si amul paas moom mu créé la paas jox la ku mu xulool dem jëli la tey jii boo leen changer entraîneur tamit mooy loolu. waaw man maa ngi encore une fois di la remercier Modou Dieng di la gërëm parce que li ngay wut nii wutaloo ko sa bopp boo demee ba convoqué ma déployer moyen pour interviewer ma donc dama ciy sant yàlla parce que da nga bëgg lu leer li nga ma wax départ parce que dañ la sonal yow it porteur de voix nga fu ne ñu ngi lay woo seen coach bi groupe yi nga bokk ak fépp léegi nga demandé ma à ce que ma def lii nit yi sax nga lay demandé nga dugal ma ci panel may tontu mais yow da nga ma demandé pour leeralal ñëpp man nag dama di julli dëkk ci dëkk bi comme leerlu la dinaa moo tax ma ñëw waslu ci àq jaamu yàlla tam bu baax di la remercier di la waxit courage ba pare parce que liggéeykat dëkk bi bëgguñu liggéeykat bëgguñu kuy wax dëgg bëgguñu kuy lii mais dañ ci taxaw te loolu tam dama koy ñaax ci jeunesse bi ñu jël ay référence wut ay nit yuy ñafe ñu leen di topp ñoom it ñuy ñafe di góorgóor lépp lu waay di wut yàlla may ko loolu laa amoon lu may wax di ñaanal équipe bi encore une fois li ñu bëgg yàlla na leen ko yàlla may di leen wax ni dafa yomb li nit yi di joteeg Moussa yëpp du dara convocation match la ma ko naa wax sax turu jour bi parce que dafa dem ba problème am yëpp man la koy wax nekk titulaire buy yuusu dëkk Baye Gaynde grand frère am nekkoon suma jour
dama convoqué wu ma ko ñu démarré ñëw indi ko scandale def ko coow def ko yëpp ma ne leen loo leen mënti wax man maay indi jour loolu man leeralaat ko mooy problème fa lañ jóge ba tey problème mu coach bi du dara jotewuma ak kenn xulowuma ak kenn mais man de defe naa ni tam bu fekkee li may def noonu ku ko jotit nga interpellé ne ma del nangu ñu lay wax dugalal jour jëlal jour man nag maay def maay dugal jour maay jël jour maay tàggat jour maag sama staff avis bi nag ñoom laa ko mën a laaj nit nag mën na ma jox xalaatam mais de loolu tamit dama bëgg nit yi dimbali moom parce que fi mu toll nii bu dee loolu mooy problème ma xam ni may taxawee parce que bu dee loolu rek la jëlal jour dugalal jour man gëw ma nekk fenn waaw maa ngi leen di remercier di leen gërëm caméraman bi tam maa koy ñaanal di ko gërëm yàlla musal ko ci mbas beeg yëpp may leen ay xéwal yu bëri di wax tamit population bi tëdd leen ngeen nelaw équipe bi ci kaw la jëm incha allah ki fiy ñëw dina ko yéegal rassurez-vous